salaamaaleykum mbokku internet yu leeral point net di leen nuyu bu baax a baax di am mbégte dellu soit ak yéen saa su ne di def ak yéen li nga xam ne rek moom mooy émission di leen ko baaxee tey nag ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy seen beneen émission grand interview ñu daal di ci ñëw seet si nag koo xam ne homme politique la ñëpp ràññee nañ ko ci biir politique bi nga xam ne ci la nekk muy Farba Senghor nekkoon ki nga xam ne rek ancien ministre ci jamono yi Abdoulaye Wade nekk aussi leader ci mouvement bu ñuy wax mbooloo parti mbooloo moom moo ko jiite kon nag ñu fas yéene ñëw am ak moom benn waxtaan bu yaatu ci li nga xam ne moo di actualité ci jamono ji ak ci mbir mi nga xam ne aussi peut-être ñoo ngi ko ci dégg dina ci indi ay leeral incha allah ci li nga xam ne mooy interview bi ñu fas yéene am ak moom xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoonte génn laataa ñuy commencé li nga xam ne moom mooy waxtaan bi monsieur le ministre ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu ak ñi nga àndal am mbégte lool di dellusiwaat tey jii si leeral point net. war a waxtaan ak askan wi ñi nekk ci biir Sénégal ak bitim réew ki sama turu mbooloo askan wi bi nga xam ne man maay président bi te man ak Cheikh Sadibou Fall ancien ministre de l'Intérieur ak Pape Samba Mboup ñu jiite ko. jërëjëf monsieur ministre si leeral yooyu mais ñu ñëw d'abord avant ñu ñëw peut-être si actualité politique et tout dinañu ñëw ci jamono ji ñu mujj semaine bi ñu wees sax laay wax dégg nañ problème mu lu nga xam ne mooy blanchiment d'argent ñu la ciy tudd ci sa tur tudd ci Pape Diop aussi tey jii gis nañ ko ne sax nee nañu gaa defoo dara génnee nañ la ci mais début bi affaire bi naka la demee ba ñu xëyee rek yow cité la. waaw xam nga man li xew daf ma jógee kaw ndax ma dama yeewu suba tee rek sama mbokk yi ak sama militants yi nga xam ne ñi ngi à l'intérieur du pays ak ci bitim réew di ma woo ñoom sax dañ doon hésité bu njëkk parce que am na ñoo xam ne duñ la nangoo wax suñ déggee nouvelle bu ñaaw si yow ñu ne ma dañoo déggoon ne ci rajo yi ak télévision yi surtout revue de presse yi ñu ne dafa am ñaar ñoo xam ne dañu bokkoon ci kàngami Abdoulaye Wade yi bi mu fi nekkee au pouvoir président de l'Assemblée nationale ak benn ministre ñu joxe seen ay initiales PD ak FS loolu la ñu mën a njëkkoon di wax mais man biñ ma waxee sax loolu man mënu ma woon a xalaat sama bopp parce que vraiment dafa woon naa ne nit ki kenn du ko mën a tuumaal loo xam ne laalu ki dara waaye ma toog ba ci kanam benn ITV télévision ITV bu ñoom Alassane Samba Diop bi ñu woo ma ne ma léegi dañoo la bëgg a interviewé ci li xew ma ne lu xew presse bi dafa wax ne yow yaak président Pape Diop dañ leen a tuumaal ci mbir moo xam ne mooy ay faux billets yuñ doon trafiqué ma ne ko non man presse bi tudduñu ma parce que ñi ma wax yëpp ay initiales la ma jox ma ne ko su fekkee daal gis naa fu ñu tuddee sama tur man amul benn problème dinaa tontu mais comme gisuma sama tur tudduñu ko ay initiales la te man je ne me vois pas dans ça man du ma mën a tontu ci loolu mu ne ma non am na site bu ko génne sa tur la bind ma ne ko ban site mu ne ma ñun sunu site E-Media bi ma waxee loolu ma ne ko d'accord kon nag may envoyé lien bi su ko defee ma mën ko déglu après nga woowaan ma ñu waxtaan ci loolu yàlla def bi loolu amee ma woo Alassane Samba Diop comme sama waay la sama xarit la ma laaj ko mu ne ma bon ne ma téel téléphone bi ma téye bul coupé mu woo ki yore site bi mu ko wooyee mu ne ko da nga bind ci ministre Farba Senghor ak Pape Diop kooku ne ko waaw mu ne ma bon après mu daal di raccroché noonu la affaire bi demee daal am emballement nag coow li fu nekk mu dem fa mais li ma bëgg wax mooy affaire boobu man laaluma ci jegewuma ko ni de près ni de loin bañ naa ko sax man ñi nga xam ne ñoom lañ ngi tudd yëpp amul kenn koo xam ne xam naa ki turam wala mos naa ko gis wala mos naa ko dégg wala sax am naa mbokkam wala proche am wala man am naa sama mbokk wala seen proche bu mu xam da ñoom Daouda Ndiaye boobu mu tudd noonu sax xawma kuy dund koo xam ne mi ngi tudd Daouda Ndiaye ma miin ko donc affaire boobu daf ma jógee ci kaw ensuite président Pape Diop
sama xarit la ñoo bokkoon di ànd di liggéey mais xam nga léegi kenn ku nekk da nga am sa parti ak ni jamono ñu demee nii sax nga xam ne Covid bi kenn du dem di seeti kenn ku nekk yaa ngi say mbir tax na maa ngi ko gëj a gis keroog bi nga xamee ne chef de cabinet bi Taye Samb yàlla moom na ko bi ma ko vérifié mi ngi nekk juróom-benni fan ci weeru novembre te comme dañu mën a moom ñoo bokkoon def affaire dama yaakaar ne nit koo xam ne yow du ngeen wax téléphone du ngeen gisewu leen mun leen def affaire mooy ñële ñu tuttam amul kenn koo xam ne téléphone mos nañ ko woowante wala mos nañ ko waxante dama wax ne su gendarmerie retracé woon sax man du ñu gis sama téléphone benn wala ku ma xam sax ku am ak ñoom relation waaw mu nekk nag loo xam ne lu ma méttee métti la ndax li tax mu métti ma mooy dañ lay tuumaal loo xam ne yow doo yëg doo tinte day yàq sa der nga nekk di xëy di ki daw pour effacer loolu parce que sama doom bi nekk France di liggéey si benn entreprise mooy Safran ñu defar moteur avion yi bi ko ñooñu gisee dañu xëy ñu ah mais c'est ton père qui est là qui est impliqué mu ne non du son papa mu ne xam naa du son papa moom xam naa du moom peut-être dañ koo tuumal parce que lu mel nii dafa bëri Sénégal mais leer na ma ne mon père n'est pas impliqué xam nga loolu dafa ñaaw te àdduna bi yëpp itam c'est comme ça que ça s'est passé moo tax ma ne ñoom li nga xam ne moom la journaliste bi def parce que dañ ma Alassane dafa boole ak journaliste bi mi ngi tudd Babacar Ndaw Faye nee naa ko sax lii vraiment crime la parce que criminalité la ba man danaa leen yóbbu ci yoon parce que je pense que information bi suñu la waxalee lu ñaaw lu demee nii mu dugg ci internet bi ba jamono bi abadan dootu mën a dëñ fi mu toll ku ubbi woon internet bi di xool Farba Senghor da ngay gis ne moo Pape Diop tuumaal nañ leen ci affaire faux billet te du dëgg ndax gendarmerie si boppam def nañu déclaration wax ne amul kenn koo xam ne homme politique nga boo xam ne melewu nga ci affaire bi donc xam nga kon loolu vraiment ñun seetal nañu même su fekk su loolu amutoon sax du yàgg ba ñun ñu feeñ ci affaire boobu moo tax ma ne loolu crime la te dama koy yóbbu ci yoon mais duma ko yóbbu ci yoon di leen topp en tant que journaliste boo xam ne def na délit de presse dama jàpp ne dama koy yóbbu ci yoon ci ñi nga xam ne ñooy topp affaire cybercriminalité parce que infraction bépp boo xam ne dañu ko def jaarale ko ci utiliser alors li nga xam ne mooy les moyens technologiques de l'information et de la communication loi bi mooy loi 2008-11 bu 25 janvier 2011 dafa wax ne infraction boo xam ne dañ ko jaarale foofu cyber criminalité la waaw criminalité informatique la donc lim ñu def foofu laa ko yóbbu ba soo yóbboo tam ci affaire journalisme ak yooyu du mujj fenn ndax soo demee la loi daf ko allégé waaw man dama yaakaar ne loolu c'est pas gratuit parce que temps yi yëpp maa ngi def ay sorties yu bëri yi si affaire Covid bi yi may défendre président Macky Sall ay défense appropriée ndax su ma gisee loo xam ne war naa koo wax dama koy wax même su fekkee ne je garde toujours le sens critique loolu Sénégalais yi xam nañ ko ba pare aussi askan wi itam dama leen di taxaw loolu nag dama yaakaar ne am na ñoo xam ne dañu ne Farba Senghor mi daal ak Pape Diop su fekkee ne teelu ñu leen a arrêté am na lu ñu mën a am ci askan wi côté Pape Diop wala ñu ne Farba am na lu mën a am ci président Macky Sall kon léegi nañu taqal deram ndax suñ ko tegalee lu ne ñoŋ ëllëg ku ko bugg a jox dara wala ku ko bugg a fal dara wala loo ko bugg a boole dañ naan Farba mii kat wala ñu ne Pape Diop mii kat ñoom taxawoon nañ ci affaire faux billet ba soo ko joxee askan wi si seen bopp ñooy jóg taxaw ne bul ko jox donc je crois que affaire bi complot la boo xam ne ci askan wi lañ ko jëmale parce que xam nañ ne président Macky
wala Sénégalais yi nga xam ne lucide nañu wala ñi nga xam ne ils sont dëgg rek la ñuy doxee ils sont honnêtes xam nañu ne Farba Senghor du ci trempé ndax man ba ma nekkee xale ba léegi mosuma dugg ci li louche damay politique nag am naa ay combat politique mais kenn mës a dégg ñu ne Farba Senghor yow mi def nga détournement wala def nga escroquerie nit wala jël nga alal di jàmbur d'ailleurs bi ma nekkee ministre gestion bi ma def ci sama ministère yi ki nga xam ne moo ma contrôlé mooy François Collin mooy Jean Collin bi fi nekkoon ministre de l'intérieur xam naa yéen xale yi peut-être que fàttaliku leen loolu kooku moom moo nekkoon cour des comptes man moo ma contrôlé ak équipe ba mu àndaloon léegi tey jii mooy président wu inspecteur généraux d'État yi IGE nekk présidence donc kooku xam ngeen ne du def benn compromission kooku du yàgg ba mu parparlu wala mu parparlu làqu ak man parce que tubaab la kooku ba ma seetee dafa ne Farba amul dara loo xam ne jar na ñu ko koy toppee ci liggéey bu mu liggéey xanaa kay man du ma liggéey njëkkoon a nekk direction contrôle économique nekkoon ministre des finances ministère des finances et des affaires économiques ca jamono yu njëkkee ma jiite nekkoon inspecteur du contrôle économique muy dem ba ma jiite bureau boo xam ne moo yore affaire économie bi yëpp ak enquête yi ci biir Sénégal may dem am ay teraanga ñëw dugg ci gouvernement Ablaye Wade am ay teraanga ci gouvernement Ablaye Wade alal ji mu doon joxe ci bëri ci sama loxo la jaar kenn mosta ñëw ci Ablaye Wade ne ko la nga ma joxoon jotuma si xanaa kay sama alal moo ci dem Ablaye Wade mosta ñaxtu ci Farba ne ko yónni naa la ne la joxel diw te joxoo ko même président Macky Sall mii bi nga xamee ne yaayu ministre Samuel Sarr génn àdduna ba fa ñëwee dafa wax ne Farba Senghor day lépp loo xam ne Abdoulaye Wade jox na ko moom yóbbu na ko joxe na ko ba mu yegg kon moom soldat bu wóor la donc Farba Senghor xanaa du jaar foofu yëpp waññee ko nag ñëw def loo xam ne daf koy salteel liggéey bi mu liggéey ci àdduna yëpp salteel njobootam te am lu mu bugg ci réew mi donc man je suis étranger à tout ça laaluma ko ni de près ni de loin te xam naa ne tam Pape Diop man yàgg naa ko xam parce que au moins def nañ une quinzaine d'années wala lu ko ëpp avant ñuy am alternance ñuy ànd te mosuma ko dégg fu mu luubalee dara mosuma ko dégg affaire alal fu mu ko defee loolu donc yaakaar naa ne dañ ko def rek uniquement pour ne Farba mi nañu yàqelu opinion bi pour yàqal ko pour du mën a am dara mais nag yàlla moom jeexul ñun sunu yëpp ci yàlla dañ ko wér yàlla may nañu kattanu sunu xelaat ñu koy wax di défendre sunu bopp ak di défendre képp koo xam ne bëgg nañ koo défendre te mbir yi ci yàlla lañ ko wékk lépp lu jógewul ci yàlla nag mënuluñu dara mën na yàq sunu der nag mais mënuñu dara. nee nga dañ la comploter et tout kon soo ko waxee am na koo indexé koo jàpp ne peut-être moo nekk ci ginnaaw pour jéem a nuyu Farba kooku kan la. non mënu ma ne diw moom la mais mën na nekk ci opposition bi mën na nekk sax ci pouvoir bi parce que am na ñoo xam ne dañ lay gis ngay évoluer dañ lay xool yow doo leen bàyyi xel waaye ñu ngi lay xool suñu xoolee sa évolution mu positive ñu xam ne lii kii mën na am ëllëg ñoom dañuy jóg di la yàqal mais bëri na si jigéen ñi dañ koy waxante jigéen dañuy wax ne yow da ngay dem nekk ci say mbir yow doo faale kenn sa moromu jigéen yow la ñuy toog yow la ñuy waxee xaw ma danañ def waaye duñ def waaye gis nañ ba tey ay jigéen ñoo xam ne seen moromu jigéen dañuy toog di leen waxee di yàq seen der pour que loolu yow ñu yàqal la te fekk yow jote woo ñoom dara loolu li mu amee ci jigéen ñi li amee ci góor ñi donc xam naa ne man am na parce que gisuma rek naka la ñuy toogee rek man ak Pape Diop rek gars yi daal toog ba mu neex leen ñu ne Farba Senghor ak Pape Diop dugaluñu ci loo xam ne lu ñaaw lu demee nii te amuñu ci benn preuve ndax journaliste bi dama waxoon ne ma journaliste bi mooy Babacar Ndaw Faye dafa dema woon man lii maa ngi ko jëlee fu wóor laa ko jëlee ci source ba laa ko jëlee mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yore enquête bi mais comme enquête bi ña ko yore def nañ déclaration colonel wax na Sénégal yi dégg nañ nee na amul benn politique bu ci bokk man comme yaakaar naa ne moom fondement fi mu fondé woon ne fa la ko jëlee loolu amul kon xaj na moom toogul xalaat noonu rek
moom mu andi ko te li ma gën a jaaxal ci démarche journaliste bi dama yaakaar waroon def recoupement suñ ko waxee war na dem laaj gendarmerie ñu yore enquête bi ba mu wóor ko su jógee si ñoom war na woo Pape Diop mu woo wala Farba Senghor mu ne ñu yéen kat damaa dégg dara ci yéen ndax loolu dëgg la wala du dëgg ndax su ëllëgee sax ñu xam ne au moins woowoon nañu mais boo ko laajee ne ko woo nga Pape Diop dafa ne ma woowu ma Pape Diop ma ne ko man pourquoi man woowoo mu ne parce que li ma yore dafa béton donc xam nga kooku il engage sa responsabilité entière et je crois que loolu c'est une criminalité informatique et pour la première fois damay orienter enquête bi foofu yóbbu ko ci gendarme yi nga xam ne ñoo yore loolu pour ñu seet ko su fekkee ne loi bi mën na ko poursuivre parce que yaakaar naa ne mën na ko poursuivre parce que am na ñuy wax ci lu bon ci internet bi ñu di leen poursuivre même suñ demoon ba ne mënuñu ko poursuivre yaakaar naa danañ modifier loi bi pour que képp koo xam ne intentionnellement da nga xam ne soo dugalee benn photo wala soo dugalee benn wax diffamatoire ci internet bi du fa génn ba faw mu yàq deru ñi ngi ko dugalal yàq leen ci àdduna bi lay yàq seen deru njaboot mais loolu ñu war nañ ko mën a poursuivre waaw loolu moo tax ma koy yóbbu ci yoon mais du ma cibler affaire u délit bu journaliste damay cibler délit bu criminalité cybercriminalité. D'accord, mais si ni nga waxee nee nga peut-être dañoo gis que ne Farba dafay évoluer peut-être ci secteur bi mu nekk moo tax ñu ne xaar ñu xool nan lañ koy faagaagalee mais ci côté évolution boobu ana ci ban évolution nga fi def yow lu war a tax nit ñi teg la bët peut-être ba jéem a def loolu. xam nga gars yi dañ lay déglu xam nga comme par exemple coronavirus bi li ma si wax naa la ko ak damay défendre ak ki pertinence bi gars yi bëgguñu ku pertinence dañoo bëgg ku mel ni ñoom parce que li ma ci seetlu am na ñoo xam ne yaakaaroon ne yow Farba xam nga dañ daan wax lu bon ci yow naa ne yow xamoo dara yow mënoo dara mais suñ gisee yoruloo conseil yoruloo dara ngay soutenir ay débat de haut niveau technique de qualité dañ naan Farba mii kat nit ñi dañ leen découvrir le vrai visage de Farba te su boobaa dina am loo xam ne ñun daf ñuy déranger parce que laa da ko wax da ne Farba da ngay déranger sama entourage parce que tu vas tellement loin que yaag ñoom du ngeen évoluer sur la même longueur d'onde donc ñoom da nga leen di déranger et c'est le même Farba qui est là donc ni mu doon déranger ba ci Ablaye Wade ba léegi noonu lay déranger yéen ñi da ngay sol takk saru rafet ngay yaakaar ne du dara mën nga dem sax nga jënd benn pakoti mais nay briller rek di niroog or rek nga romb ci mbedd mi mën nga romb ay bandi sax ñoo fëgg ko parce que yaakaar ne yow or nga yore mën nga romb sa moromu jigéen tam mu teg la ban bu ñaaw pour gàkkal loolu donc àdduna bi noonu la mel bu leen xeeb mukk ne li ngeen nekk am na ñoo xam ne pour ñoom lu rëy la te am na ñoo xam ne amuñu xolu gis nit ñu la mu nekk ñu encouragé ko ci comme les américains suñu fekkee gis nga kër gu rafet wala oto bu rafet ñoom dañu lay laaj yow li nga yoree vraiment daan lay encouragé pour am lu mel noonu yéene ko seen bopp mais ñii au lieu que ñu yéene ko seen bopp wala ñu yéene ko askan wi yow ki seen bopp ñoom ni ñuy def mooy yow dañuy fexe ba yow ki sa bopp yow li nga am nga ñàkk ko. D'accord Farba instant yi bu ñu doon xam sa relation ak président Macky Sall nan la demee instant yi. xam nga ñun man ak mbooloo askan wi bi nga xamee ne ñu ngi waaj élection présidentielle yi yaa ngeen ko dégg dama doon joxe sama ay position damaa waxoon ne candidat yi nga xam ne ñoo fi nekk ñun moom la ñu waxoon meilleur candidat bi ki yore meilleur profil pour gagner mooy le président Macky Sall loolu la ñu waxoon donc ci loolu ñu choisir ko parce que Macky bokkoon nañu ànd ak moom cheminer lu yàgg ñu mënante xamante bu baax d'ailleurs Macky xam na Farba bu baax man xam naa ko bu baax léegi après kenn ku nekk dem sa yoonu bopp mu gagné ñu yore mandat ba mandat bi jeex mu wàññee ko ne damay def beneen mandat bu bees damaa bëgg jël réew mi jëlaat ko ñun ñu xool ne comme yeneen candidats yi moom moo ci gën loolu moo taxoon ñu ànd ak moom te ba ñu ànd ak moom itam waxoon nañ ne élection présidentielle président Macky moo koy gagné waxoon nañ également ne enjeu bi nekkul 2019 defe naa sax naa ko seen kii bi ne enjeu bi mooy 2024 mooy enjeu bi mooy heure bi nga xamee ne beneen mandat mi ngi ñëwaat donc ñun dañuy réorienté wu sunu méthode ni ñuy doxee stratégie ba mën a ànd ak gaañi jaab ak gaañi jàppale président Macky d'une manière sincère su ñu demee nag ba mu jeexal mandat wala ba mu ne day bàyyi su boobaa ñu seet suñu bopp
su fekkee ne ñun mën nañu demal suñu bopp mën nañu yóotu li muy amoon pour ñu jël ko ñu yóotu ko jël ko su fekkee ne xam nañ ne mënuñu ko ñu seet koo xam ne mën nañu ànd ak moom pour ñu mën a jël loolu ñu partager li nga xam ne moom mooy yor réew mi donc ci loolu président Macky man ak moom nous avons des relations comme ca temps wu Ablaye Wade ba heure bu ma xëyoon gis loo xam ne ci réew mi ngi dox dama koy bind ne ko président lii moom mooy sama xalaat ni sama gis-gis lii la ñu war a def loolu mooy sama relation ak moom régulièrement dama koy bind di ko wax mu di ma tontu di rafetlu ne moom ci boppam li may bind kontaan na ci trop te da koy jàng ak plaisir loolu mooy sama relation ak président de la république. d'accord kon ni ñu la gisee nii instant yi parti mbooloo askan wi da ngeen fas yéene bootu si ginnaaw président Macky Sall. déedéet xam nga dañuy. moom ngeen di jàppale ni nga wax. non dañ ko voilà mbooloo askan wi dañuy jàppale président Macky Sall d'une manière sincère mooy loolu lépp loo xam ne mu nga koy def te ñu xam ne lii baax na ci askan wi ñun du ñu mel ni ñeneen ñi di ko reeteet dañuy dëggal loolu ne loolu baax na ci askan wi ñu jàpp ko ful ko ba askan wi xam ne ñun lii dëggulu ci ñun lu ñu gis itam muy ñëw wala mu koy doxalee te ñu xam ne doxalin boobu mën na ko gaañ wala mën na gaañ askan wi ñun dañ koy taxaw ñu wax ko ne ko lii mën na gaañ askan wi te lii moo ci suñ xalaat mais c'est pas que comme ni gars yi def rek ñëw ànd ak président le président wax nga tàcc waa président tu es yaa rafet président yaa baax non ñun doxale wuñu noonu te loolu tax ñu def ko mooy àdduna mënoo nekk bañ a ànd ak kenn xam nga mënutuma ànd ak PDS ak ñoom Karim Wade parce que dañu maa génne ca PDS opposition bi tam bëggoon naa sax départ ba ànd ak ñoom mais damaa xam ne sa noon ka ànd ak moom mënuloo ànd ak moom ndax ñoom dañu àndoon ak ñoom Karim Wade ak seen nit ñi ak ñoom Ablaye Wade donc xam nga su ma wàññee ko ànd ak ñoom ba pare wàññeeku di xeex du am sens mais nag j'ai actuellement de très bonnes relations ak opposition bi vraiment ña fa nekk ñëpp ñoom Idriss Seck Gakou ñoom Lamine Diallo ñoom Decroix ak tout le monde ak même ñoom Omar Sarr qui était ba génn nous avons de très bons rapports ñoom ñëpp dañuy wax. mais monsieur le ministre yow ni nga waxee léegi nii dafa mel ni ci sa wàllu politique yow gisoo avenir foofu noonu parce que ginnaaw Macky Sall ni nga waxee ni nee nga mënatoo dem peut-être ci opposition bi parce que kuy xeex ak ki ngay xeexal ko kuy xeex ak ki nga faral day xaw a metti mënatoo dellu ci Ablaye Wade comme dañ laa dàq et tout yow kon budul Macky fi mu ne sa parti bi moom mooy loolu. déedéet comprendre xam nga président Abdoulaye Wade bi mu demee 1974 mu créé parti bi dem Mogadiscio ñun élève Abdoulaye Wade lañ alaat bi mu ñëwee. dinosaures yi nga xam ne ñoo nekkoon PS ñoom Babacar Ba ñoom Lo ñoom Cissé Dia ñoom ñëpp ak ñoom Mamba Girassi ñoom Khadir Sissoko gars yi dañ ko doon jëm di ko song pour attaquer ko muy leen noo def leen ndànk man créé naa parti mais carte parti de contribution laa yore comme sur le plan international dafa laaj léegi ñu bàyyi parti unique daal di am multipartisme loolu ci laay jàppale président Léopold Sédar Senghor pour que moom itam mu xam ne àdduna bi xam ne moom ubbi na multipartisme man tam sama parti man ko ci doxal man tam xam naa ne président Macky mii moom ala kuli alin moom après dafay bàyyi su bàyyee l'avenir est ouvert au lieu may nekk nag di xeex mais gis nga sax ay armistice gars yi taxaw ne xeexatuñu di mosla su demee nag ba pare ba jeexal damay am possibilité ñu dañuy am possibilité mu nee naa la si tu me comprends bien nee naa la su boobaa mën nañuy laaj réew mi ne dañoo bëgg réew mi su fekkee ne xool nañ suñu bopp ne mën nañ ko jot dañ koy laaj su fekkee ne xool nañ suñu bopp ne sa jamono ba su yegsee que peut-être que ñun dong mënuñoo koo am ñu xool ku ñuy àndal pour jël ko. fas yéene àndal. jamono ba jotagul parce que su jotee la ñuy xool suñu bopp d'abord suñ ko mënee nekk xam nga du ñu ànd ak kenn. mais keroog ci sa interview bu mujj bi ni ñu la déggee nga wax da nga xaw a mel ni ku xaw a ànd ak Sonko peut-être jaaroo ci digg bi. sa gars yi rek dañu dul comprendre dama ne la j'ai de bonnes relations ak ñëpp et puis je suis un homme juste damay wax dëgg c'est-à-dire que Sonko su waxee loo xam ne xam naa ne lii dëgg la mais damay wax ne Sonko li wax dëgg la
Idriss Seck su waxee loo xam ne dëgg la damay wax ne lii dëgg la ko Sonko attaqué naa ko ba sonn bi ñu def affaire assemblée nationale dégg nga am na yéen mooy interroger may ne Sonko dafa woon def comme man suñ la wooyee ne la kaay yow kat sooy laaj dara bañ ne la affaire baa ngi nii da ngaa war a ñëw nga am jël sa responsabilité nga ñëw ne maa ngi nii ku la wax nga tontu la donc Sonko damay critiquer Sonko objectivement su waxee loo xam ne waru koo wax su defoo loo xam ne waru ko xam nga Sonko gaayam yi yow soo doon dugg ci internet bi réseaux sociaux yi da nga gis ne Sonko nitam yi dañ may interroger ci panel may wax loo xam ne du neex Sonko di attaquer ay points faibles am yi parce que loolu dafa leen intéressé fi mu toll nii maa ngi invitation télévision Sonko Idrissa Seck gars yi nga xam ne ñoo koy nekkal ci panel yi jamono yi chaque fois ñu invité ma dañ may invité waa APR yi bés bu nekk dañ may invité man ñëpp may invité parce que xam nga gars yi dañu xam ne Farba il est juste Farba am na expérience politique ensuite du def compromission su gisee ne lii ngay doxalee doxul dana la ko wax su gisee ne lii nga wax baax na dana la ko baax parce que ñun fi ñu yaroo président Abdoulaye dañu doon wax ne yéen danaan woo Dansokho xam nga Dansokho danaan wax rek su lu am rek Dansokho jóg wax mu woo Dansokho danaan woo Bathily Abdoulaye Bathily Landing Savané mu woo leen ak ñoom Sané yal na ko yareem ak ñoo ñëpp su leen wooyee ñoom mu ne waaye yéen lu tax ngeen di attaquer rek nit ki man président de la république la Sané moom gaañu na avant mais mu ne man président de la république la donc su fekkee ne da ngeen di ànd ak man ngeen gis loo xam ne lii baaxul am ngeen droit ngeen dénoncer ko su ngeen gisee ma def lu baax da ngeen am ngeen devoir ngeen wax lu baax li ma def waaye li ngeen dénoncer ne baaxul da ngeen di fay teg leneen ne ma yow lii nga def baaxul mais lii moo baax noonu la ñuy ànd ak nit donc nit ñi nag soo waxalee Idriss Seck lu baax wala nga waxal Sonko lu baax wala nga waxal Mamadou Lamine Diallo lu baax wala nga waxal président Macky Sall lu baax ñu ne moom nga àndal mais alhamdulilah bi nga xamee ne ku jóg da nga naan Farba diw la àndal te Farba day wax sincèrement ne président Macky Sall moom laa amal alliance politique waaye ànd ak président Macky Sall du tere su ma gisee nit ñi def lu baax ma wax ko mais man mën naa ko waat ci alxuraan biir APR ni muy doxee bind naa président attirer attention ba tey ne ko il faut ménager nit ñi defal nii ménager gaañ yi nit ñi suñuy ànd ak yow dañ ci war a gis seen bopp dañ leen war a ménager parce que gaañ yi su fekkee ne dañu noonu dañu ànd ak yow xeex ak yow suñ demee ba benn jamono ñu gëj la gis dañuy yaakaar ne da nga leen bàyyi da nga leen fàtte donc am na réaction yoo xam ne yëpp ce sont des réactions épidermiques mais da nga leen war a woo de temps en temps nga toog ñoom non dama ne man bind naa ko président xam nga nation bi laay waxal non cité naa seen non ñoom ñëpp bind ko mais du ma nekk fii di cité na non parce que loolu ça fait presque plus d'1 an ëpp na ko wala mi ngi ci 2 ans ma bind ko wax ko président pour vous dire que man noonu laay doxee man li ma sentir moom laay wax mais du ma waxal nit mukk dara pour yàq ko moo tax su ma nit ñi waxee dara rek pour yàq sama der rek daf may metti parce que man je suis un homme sans cagoule man li may samay opinion ñeme naa ko te samay opinion itam xam naa ne yu wér la parce que gaa ñu bëri dañoo xam ne dañ defoon ne Farba Como la que am na xam-xam boo xam ne amu ko peut-être que bu nekkee ministre gars yi dañ ko doon bindal te fekk man sama formation ak fa ma jaar ak xam-xam bi ma am ñoom ñëpp kenn amu ko ci te damay assumer sama responsabilité su may wax sama bopp maay waxal sama bopp te li may wax lu wóor la et dans tous les domaines presque. bi gis nañ ko ne yow Pape Samba Mboup yéen a ko créé woon jamono bi ngeen génnee ci PDS wala mbooloo wàdd léegi yéen ñaar seen diggante période bii nii fan la toll xanaa loolu passé na woon na parce que dafa mel ni gisatuñ leen. non Pape Samba soo xoolee sama téléphone te yow war na ma soxla ëpp 7 fois. il a même fait yéen a bokkoon di def benn xeex boo non dama bëgg a ñëw man ak ñun ñaar ñoo doon xeex parce que mbooloo wàdd lañ doon xeex parce que ñun dañuy jàppoon ne mbooloo lañ doon xeexee ñun dañu jàppoon ne comme ñun Ablaye Wade la ñu xam PDS la ñu xam njaboot Ablaye la ñu xam madame Wade la ñu xam ak Karim Wade la ñu xam ak waa PDS yi ñun dañ jàppoon ne philosophie Ablaye Wade ak doctrine Ablaye Wade ñun loolu la ñu naam
te œuvre Ablaye Wade ci lañ bokk parce que compagnonnage u Ablaye Wade ñi nga xam ne ñoo gën a ànd ak Ablaye Wade ci biir waxuma si biti de parce que ki nga xam ne mooy Pape Sambou moo daan taxaw ci buntu ba nekk chef de cabinet bi kuy dugg moo lay dugal kuy wax sax ak moom day ñëw toog man mii lu ñu doon bind muy affaire économie muy lépp man maa ngi toog damay fanaan ba guddi madame Wade ñëw def café ñëw jox ñu ko pour ñu naan lu Ablaye Wade di bind presque maa koy bind man document yu bëri maa koy wut donc nous étions au cœur de la famille Wade ñu yaakaar ne ëllëg fu ñu mën a dem itam ak fu ñu mën a taxaw itam deret bi nekk suñu yaram mënta dañ loolu moo taxoon ñu ne nañ tudd mbooloo Wade waaye Karim Wade doom ji bind bàyyi gi ne ko mbooloo Wade moom alors ñoom nañ ci génn ba mu seet wecc parce que génn nañu PDS am na complot nañu sax ci élection yi pour yàqal ñu nekk Macky moo ñu financé et cetera loolu yëpp c'était pour mu yàqal ñu bi ñu génnee ci loolu ba pare bi ñuy dawee tuuti bi ma demee France sama gannaaw Pape Sambou dafa dem ànd ak ñoom ñi nga xam dañu àndoon ak président Macky te nekkoon PDS mooy ñoom Souleymane Ndéné ak Serigne Mbacké Ndiaye ñoom ñu créé benn groupe mais yàlla def na bi ñu créé groupe ba après ñoom dañu xaw a tasaaroo Pape Sambou dellusiwaat mais bu muy dellusiwaat fekk na man ak Cheikh Sadibou Fall ancien ministre de l'Intérieur nekkoon ambassade du Sénégal en Italie nekk diplomate man ak moom ñu taxawal mbooloo askan wi les libéraux républicains mu ñëw intégré waat ñu ànd donc léegi defaroon nañ yëpp sax pour évoluer nekk parti politique parce que mois de mars lañ ko jàppoon la ñuy woo Sénégal yëpp parce que on a partout des militants te léegi gën nañu renforcer wu sax alors ci àdduna bi ci diaspora bi mars lañ ko bëggoon def yàlla def na Covid 19 bi mu ñëwee alors mënatuloo rassembler kenn mënatuloo dagale kenn loolu moo tax ñu taxaw mais vraiment ñun suñ taxawaay ba léegi ci askan wi lépp luy xew ci askan wi ñu ngi ci gars yi réseaux sociaux dañuy wax ne yow vraiment raar nga ci responsable sénégalais anciens ministres yi ñoo xam ne dañuy ñëw dañ leen di invité tous les jours ci réseaux sociaux yi fan yi vraiment réseaux sociaux yi yoo xam ne ci affaire santé lañ ma invité woon dañ may invité ci diaspora bi dañ may invité ci Touba te yàlla may na ma tam ne même ñi nga xam ne ñooy sama adversaires yi dañ may invité dafa naa la ko ñoom comme par exemple ñoom Sonko de ñoom seen dañ may invité war naa dem foofu maa ngi invitation TV Sonko Idrissa Seck ñoom chaque fois dañ may invité ñi nga xam ne ñoom ñoo yore seen panel yi ñi yore panel yi APR yi aussi dañ may invité donc panel yëpp ñoom même ñi ànd ak PDS ak ñi ànd ak ñoom Karim Wade parce que léegi am na ñoo xam ne seen xel dellusiwaat nañu parce que xam ne Farba Senghor la mu doon wax dëgg la que Karim Wade bañu ma ko su ma koy xeex moom si boppam moom moo ma xeex ma fayu dañ may invité. mais fayu bi xanaa léegi nag jeex na seen diggante yéen ñaar ak Karim. non léegi xam nga Karim dama waxoon ca départ ba ma ne su fekkee ne Karim Wade moo am dëgg man ak Pape Samba Mboup ni ñu yuuxoo nii ne dañoo génne illégalement et injustement dara du ko ci fekk wax naa ko sa micro bii ma ne waaye su fekkee ne ñoom amul dëgg li mu def àq la daf ñu koo teg ni ñu yuuxu injustement illégalement Sénégal yëpp seetaan ñu Karim Wade dana ko yuuxoo ne dañ koo dàq illégalement injustement àdduna bi yëpp seetaan ko mu seppi loxoom lépp ci biir politique bi ak ci biir Sénégal te loolu am na donc léegi kay affaire ba xeex ba moom jeex na parce que ñëpp xam nañ ne loolu am na on n'a plus besoin de se battre contre lui et puis koo xam ne nekkuloo fi taxawuloo xeex koo gis sax waaw moom kay léegi moom xanaa gars yi kay ñoo jékk ba ci yàgg rek suñu gisee benn affaire ñu dañuy attaqué alors pour bëgg a yëngal Karim pour bëgg ñu dégg turu Karim mais sur loolu ñun Karim duñu toog sax ba waxtaanee ko parce que Karim moom je crois que politiquement il n'existe plus et puis affaire am jeex na il n'existera plus. instant yi nii say activité ak Covid 19 bi say activité naka lay demee dafa wàññeeku wala liggéeyatoo wala. xam nga man consultant la en investissement ak
mise en route de projet d'ailleurs xam nga man maa ngi ne kon inspecteur contrôle économique donc wax naa maa yoroon bureau étude économique yooyu bi ma génnee 1994 Banque mondiale dañoo recruter consultant bu leen représenté fii si Ndakaaru yàlla def ñu doon 127 ñu ànd affaire boobu bi ñu ko àndee ñuy dem plusieurs étapes ba mu des ñetti nit amoon na koo xam ne professeur la woon je ne me rappelle plus bu université ñu waroon def entretien je crois que le 28 juin la woon bu 1994 yàlla def man ba ma génnee entretien ba dama teel a dem ba ma génnee rek ma dem jiite ji manifestation bu ñu doon def contre le pouvoir Abdou Diouf ci obélisque ba ci lañ ma dóoree woon ci commissaire boobu Ndiir amay daa ngi ko dégg ma di ko wax ba ma dem coma ba dem hôpital principal ba def fa 5 jours donc xam naa ne moment boobu gouvernement bi tekki seen loxo donc ils m'ont pas jëluñu ma parce que benn lañ doon jël mais AGETIP mais Banque mondiale daf ma recommandé ak AGETIP dama xëy rek AGETIP ku ñuy wax gay woo ma jox ma un numéro de consultance au niveau de l'AGETIP xaw ma C3 78 et cetera man je me rappelle du numéro donc may kon ni def affaire consultance donc ba léegi dama koy def am na ñu bëri ñoo xam ne ñii ay États-Unis ci affaire aéronautique maanaam defal ay këyit ñii ay France dañ may woo ma di leen bindal ci loolu laay nekk loolu moom dara mënu koo yàq parce que soo toogee fii itam yow yaa ngi bind loolu di ko def donc ci loolu la yàquwul noonu parce que nekkuma ko xam da ngay dem di wëndeelu ci biir dëkk bi di wër ak yooyu su ma bëggee ay information ak renseignement xam naa fu ma koy jëlee waaw. léegi actuellement nii boo doon def analyse tey ci état ni muy gestionné ak Covid 19 bi ban analyse ngay def. xam nga dama ko yàgg topp c'est-à-dire que ba muy départ janvier ñu koy wax ci rajo yi ba léegi maa ngi koy topp bi ñu ñëwee ba affaire bi coop rek laa bind président ma ne ko man kat gis naa affaire bi ni muy doxee ci réew yëpp analyser naa ko mais gis naa ne war nañu fexe ba erreur yi nga xam ne moo dal yeneen pays bu mu ñu dal vraiment président rafetlu na lool te li ma ko waxoon yëpp dafa mel ni bréviaire benn par benn ba léegi mi ngi am te répété naa ko ci réseaux sociaux yi ñëpp dégg nañ ci sama xalaat affaire bi garaaw na garaaw boo xam ne soo ko sobentelee wala soo ko yeexee dana dem ba ëpp sa loxo ndax coronavirus bi virus bi kenn xamu ko amul kenn ku la ne man expert la d'ailleurs soo demee Europe man damay déglu France technicien yeeg médecin yeeg di déglu Italie dama koy déglu di ko suivre États-Unis dama koy déglu ak Espagne au moins 4 pays yooyu dama leen di seetaan Chine dama leen di lire parce que analyse yi ñuy def analyse yi nga xam ne médicales yi ñuy def c'est basé sur les études médicales yi ñuy def c'est basé sur l'observation c'est-à-dire ñoom dañu ne affaire bi observation rek la ku la dàq déglu dàq la xool dàq la xam lay xew moo lay gën a mën a gérer Covid-19 parce que il faut que mu mën a moytu leen li gis nga fi mu toll nii dama waxoon ne dañuy topp rek di égrener cas yi ni dégg nañ diw ñëw na Sénégal wala na ko diw wala gis nañu benn cas communautaire ñuy topp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko am loolu la France doon def loolu Italie doon def loolu Amérique def ba léegi ñu ngi koy def mais day fekk ka nga xam ne moo ko yore am na ñu mu romb ca marché ba ca mbedd ma feneen ci avion ci oto wàll leen ko te xamuñu kenn xamu leen donc fépp foo xam ne gis nañu benn cas fekk na am na loo ëpp 10 cas yoo xam ne kenn gisu leen d'ailleurs communiqué bi ministère bi def démb dañu wax ne 9,7% yu population malade ñi ñuy doon population testée ñi ñuy testé sont malades donc xam nga ne suñu yokkoon nombre de tests yi
danañu gis plus de personnes yoo xam ne sont malades moo tax bi gars yi ne pic bi Sénégal day ñëw une semaine laa génn ma ne pic bi mënta ñëw Sénégal parce que su fekkoon dañu testé woon massivement nit ñi su boobaa ba ñu bëri danañ mën a gis ndax gis nga benn solution rek moo am gis nga virus bi day xeex comme ni armée di xeexe su ñëwee ci réew day seet fa mu gën a dëllee fa nit ñi gën a bëree muy attaqué fa su ñëwee si dëkk day seet itam fa mu gën a dëlee mu attaqué fa donc ce qui veut dire que soo demee en Italie Lombardie Veneto wàcc jëm ci suuf Florence ñoom la gën a infecté parce que mooy zone bi nga xam ne fa la nit ñi gën a bëree soo ñëwee France le Grand Est ak Île-de-France fi Paris nekk ak Dordogne ak Corse ñoom la gën a attaqué soo ñëwee Sénégal itam soo demee États-Unis itam Washington moom la gën a attaqué génn na Washington nee na mu nga non dama juum New York moom la attaqué fii mu toll mu nga jëm Washington soo demee Espagne dafa attaqué Madrid dem Barcelone zone yi gën a industrialisé da gën a bëri ay nit moom lay peuplé bi mu ñëwee Sénégal tam Touba la attaqué ak département de Dakar donc ku mel noonu sooy xeexee ak moom da nga koy fekk fa mu nekk nga xeex fa ak moom gis nga ñun bu ñu nekkee ci àll bi dañu doon rëbb ay cokkeer di rëbb ay jaar yooyu di rëbb ay lëg yooyu mais soo ñëwee ci àll bi soo gisee benn tool boo xam ne dañ faa bari dañ koy encercler suñ ko encercler ñu lukkat ko jàpp leen benn par benn mais su fekkee ne da ngay dem di wër rek foo seen benn rek nga daw topp boobu doo leen gis donc solution bi mooy dama waxoon ne dañu war a seet les zones les plus touchées te ba muy teel zone les plus touchées bu muy teel ñu détecter kan moo fa yore jàngoro bi c'est-à-dire dépister massivement chaque zone donc dépistage généralisé mais par étape lay doon suñ leen dépister par zone ñu seet ñen ñoo feebar ñi feebar ñu isoler leen faj leen suñ leen fajee pare ñu sécuriser leen ba dootuñu wàll keneen ñu réintégrer leen fañ nekkoon xam nañu ne Dakar bi ba ñuy commencé département Dakar bi da ay point la woon léegi tey jii département Dakar fépp la Pikine moo ki topp Pikine bu njëkk ñetti point la amoon bu njëkk dafa amoon Kër Massar Yëmbal Mbaaw léegi fépp la Kër Massar après Guédiawaye da doon def à Paris point léegi Guédiawaye fépp la Touba fa la yemoon léegi dem na ba mi ngi biir mi ngi Mbàkke dem na Louga dem na Ziguinchor moo law jëm Oussouye law jëm Bignona gis nga soo demee fële Sédhiou ku jógee fii moo ko wàllu foofu après Vélingara am na ñoo xam ne dañuy Guinée ñoo wàll ko waa Vélingara dem Kolda bu Goudiry bi waxoon naa kese ma ne Médina Gounass comme shérif boobu xam nga dafa jógee woon Médina Gounass dem Goudiry wàll ko chef de village ba ak waa kër ga dem wàll ko waa Mauritanie ba ñu gis ko foofu ma ne leen xam ngeen ne moo seen Médina Gounass ga mu jógee feebar baa ngi fa kon da ngeen di dem ngeen isolé Médina Gounass ngeen seet ko ba muy teel président de la République li mu def baax na waaye mën nañu ko gën a améliorer au fur et à mesure que situation bi changé. parce que zone yi nga xam ne dañoo infecté ci virus bi fi mu ne ñu confiné leen daal def leen ay dépistage massif. mais xam nga France xam nga loo gis rek xam ne la observation la Italie bi ñu ñëwee ñuy hésité naan dañuy confiné duñu confiné ñii di bañ xam nga nit ñi bëgguñu ko jël seen liberté maire Codogno moo doon l'épicentre bu feebar bi en Italie maire ba moo jóg ne man damay isolé sama dëkk daal ku fi dugg suba danaa la testé mu testé 3000 personnes Italie li muy garaaw yëpp léegi ngay dégg chaque jour ay centaines de morts amatul kenn koo xam ne da nga feebar Codogno maire Nice bi Christian Estrosi xam nga moom mooy président bu CHU bu Nice hôpital bu Nice bi ñu déparé dafa ne man affaire politique la
c'est vrai techniciens yi ñoom ñoo ñuy gisal ñoo ñuy waxal waaye ñun ñooy décider mu ne sama dëkk dama leen tester massivement mu teste dëkk massivement bi gouvernement bi français di hésiter naan masque yi baaxul ak nangam parce que amuñu ay masque mu ne sol leen na ñëpp sol masque yi te ba léegi masque yi dañ ko sol même bi sunu mbokk boobu Didier Raoult nga xam ne fii la juddoo bi mu génnee feebar kii bi médicament bi muy fajee mooy l'hydroxychloroquine qui est un dérivé de la chloroquine mu boole ko ak l'azithromycine parce que azithromycine benn antibiotique la boo xam ne dafay faj infection pneumonique infection bactérienne bu pneumonie dënn ndax benn chinois bi njëkkoon di yore affaire bi di faj en Chine moom moo gisoon ne hydroxychloroquine bi ak azithromycine boobu moom pneumologue la kooku Chong Wanshang boobu pneumologue la moom moo gisoon ne loolu dafay faj feebar bi loolu la Didier Raoult jël mais Christian Estrosi le maire de Nice daf ko jël essayé ko ci boppam moom ak jabaram mu taxaw ci télévision bi ne man damaa feebaroon jël naa ko te maa ngi tane donc damay imposer sama hôpital bi ku bëgg a ñëw faju nga ñëw faju ils ont eu moins de décès ils ont eu moins de cas critiques parce que chloroquine bi comme ni ko Didier Raoult wax soo ko jëlee au départ da nga ci mën a mucc parce que on a constaté que gis nga ñiy feebar ci feebar bi soo demee juróom-benni fan sa charge virale nga naan garab mën nga sax ba nga naan garab wala nga jëlee yeneen garab mais rawatina ci hydroxychloroquine bi soo ko jëlee juróom-benni fan nga boole ko ak azithromycine boobu léegi sa charge virale day dañ da ngay wér mais dañoo gis ne ñeneen ñi nga xam ne jëluñu ko suñ demee 7e 8e 9e jour dafay am exacerbation bu immunitaire mooy seen défense immunitaire yi dañuy emballé wu suñ emballé woo da ngay dugg ci benn période boo xam ne immunopathologique mooy 7e 8e 9e jour boo xam ne da ngay am détresse respiratoire te loolu mën na la rey te dañ gis ne kii bi hydroxychloroquine boobu alors ñi koy am duñ ko am parce que dafay modérer li nga xam ne moom mooy seen défense immunitaire yi donc hydroxychloroquine boobu ñoom la ñu jël donc pour te dire que feebar bi pour nga faj ko da ngaa war a gaaw da ngaa war a jël zone yi nga xam ne fa la feebar ba bëree nga attaqué leen parce que même Espagne dañu confiner Madrid confiner Barcelone États-Unis nit ñi ñoo confiner ñoo confiner seen bopp donc soo confiné wul nit ñi xam nga président Macky li mu dafa def confinement général ça dafa isoler les régions mënoo jógee région benn jëm beneen région mais dans une région mën nga jógee département dem département mais département yi nga xam ne densité population dafa bari muy par exemple diggante Dakar ak Pikine ak Rufisque mais xam nga ne nit ñi di duggante ñëw wóor na leen ne feebar bi que ay mesures barrières yi mënu ko arrêter. kon am na lajj-lajj daal ci côté état. non état yi dañoo ragal peuple yi parce que soo gisee at yi passé comme printemps arabe bi manifestation yi amoon Sénégal ak yooyu loolu moo tax état yi Afrique dañuy ragal peuple yi ndax dañuy bëgg a contenter peuple yi te président Macky dafay déglu peuple bi xam na ne Sénégalais yi su continuer woon dana am ay trouble à l'ordre public ni ma ko gisee day am déedéet sama analyse laa wax waxuma discours président Macky dama ni ma gisee su président Macky continuer woon pousser comme man ni ma ko bëggee woon wala ñeneen bëggee ko ñu def confinement généralisé wala sax même Seydi waxoon na ko docteur Seydi suñ ko defoon dañuy dem ba day am explosion fii parce que gars yi dañ naan coûte que coûte dañuy dem julli ci jumaa yi parce que ñoom loolu la ñu gëm dañuy julli ci jàkka yi day mu ñuy xeex ak policiers yi dañuy dem marchand ambulant yeeg commerçant yi dañuy mujj di xeex ak ñoom. non loolu laa la bëgg wax man la pression populaire yi c'est rek xam nga ne gouvernement du wax dama nangu pression waaye nit ñi seen bopp xam nañu ne pression yi gars yi def su ko defutoon day am explosion sociale moo tax ma ne président Macky def na li mu war a def parce que gars yi ñoo ko ne ñun lii la ñu bëgg dañoo bëgg a dem may na leen ñuy dem waaye ñoom dañ war a jël seen responsabilité xam ne feebar bi ëllëg su yokkoo nit ñi seen bopp ñoom ñoo yokk feebar bi parce que feebar bi
gars yi dañoo xamul dangerosité bi gis nga feebar bi kenn mënut a cerner amul kenn ku la ne mën na ko cerner amul kenn ku la ne lii moo koy faj parce que faj yi ay tâtonnement la donc temps yii passé gars yi defaroon ne détresse respiratoire bi mooy problème bi am na ñu génne benn médicament tocilizumab boo xam ne day faj détresse respiratoire mais on a vu que affaire bi c'était pas suffisant on a même génne nañ sax benn garab boo xam ne benn molécule boo xam ne dañ koo génnee ci le ver marin dafa am capacité boo xam ne moom transmission oxygène parce que 40% la ëppee doole transmission oxygène te loolu soo ko amul moom mooy indi détresse respiratoire ñu ne ñoom nañ ko fajee mais après on s'est rendu compte que fan yi passé les américains études yi ñu def ak italiens yi ñu def ko dañuy rendre compte ne nit ñi nga xam ne ñu ngi dee les gens qui meurent xamul leen di rey dafa am lu ñuy wax des micro-caillots sanguins yoo xam ne seen deret bi dafay coaguler wu en plusieurs endroits kii boobu coagulation boobu seet nañ leen même su fekkee ne sa tànk américains yi ñoo ko trouvé de ça fait matagul 15 jours parce que damay lire kii publication yi américains yi seet nañ ne yow su fekkee ne sa tànk dafa am formé bu fa benn caillot formé wu fa noonu coagulation di am fa day monter jëm ci sa poumon yi ma ne su demee day bloqué artère yi su bloqué artère yi da ngay am embolie pulmonaire mën nga daanu dee mën na jógee foofu sa tànk de mu jógee dem directement sa dënn su yeggee ba ci xol bi explosé fa mën nga rey crise cardiaque mun la rey wala mu déparé fa jógee fa dem gi sa digg bopp bi def la AVC accident vasculaire kii dégg nga su ko defee da ngeen di gis de plus en plus nit ñoo xam ne dañuy dee ci Covid bi seen kër wala ñu dox ci mbedd ba caag ñu daanu dee. parce que gis nañ ko sax ñu bari ñu fiy dee fan yi bu ñu leen yóbboo testé foofu lay ñëw dañuy daanu ci mbedd mi dee ñu yóbbu leen ba hôpital te balaa leen médecin bay gis ñu dee wala ñu dee seen biir kër yi parce que italiens yi laboratoire bi nga xam ne moo doon topp loolu Italie docteur Perna yaa suba lay nekk 15 jours def na ci déclaration nee na ñun étude bi ñu génnee dañu gis ne fukki nit ñu dee Italie juróom-ñeenti nit ñi micro-caillot sanguin yooyu formé moo leen rey coagulation bi donc loolu ñaari affaire lay ubbi benn bi mu ubbi mooy nañu jéem a seet ay anticoagulants pour nit ñi duñu egg foofu parce que détresse respiratoire boobu su amee coagulation bi daf koy indi comme je te l'ai dit mu ne nañu indi dañ ko seetloo beneen bi tam ñu recommander nit ñi nañ leen gaaw a faj donc moo tax ñuy wax Sénégal ni naan daanu na dafa di sama maam sama papa kii reyu ko nañu xam ne Covid mën na leen a rey parce que caillot sanguin mooy rey te gis nga koo xam ne da nga am maladie benn jàngoro c'est ne mag ñi ñoo ëpp 80% yi 80% ci mag ñi ñoom la gën a yàpp soo demee France 74% des personnes yi nga xam ne qui sont morts dans le Covid selon une étude observation bu génn semaine bi passée sont des anciens ils ont plus de 75 ans 75 ans xam nga nag mag moom ça dépend ci réew yi parce que Italie dañ ne 80 ans soo demee Espagne ñu ne 75 ans France sax ñoom dañ ne 65 ans parce que mag bi c'est un état nekkul sax âge yi mais c'est un état da nga yegg am na ñoo xam ne dañuy teel a màgget à 65 ans ñu teel a màgget gis nga ñooñu su fi amee benn jàngoro lu ñuy wax ci comorbidité nga am beneen jàngoro boo xam ne yi gën a bon ci jàngoro yi nag mooy nga am obésité mooy sa yaram nga am yaram noonu wala yow nga am li nga xam ne moom mooy asthme aigu nga am asthme aigu wala nga am sucre surtout sucre bu bon bi diabète bu bon bi wala nga am tension mooy maladie cardiovasculaire yi ay tension buy yéeg tension buy wàcc ngay xeexat maladie pneumonie mooy déficience pneumonie aiguë yooyu nga am ko sa dënn beeg yooyu wala sax nga am ay arthrose ak yooyu parce que xam nga dafay crampeloo nit ñi ndax vaisseau sanguin bi soo amee arthrose su la crampelé rek soo daanoo mën nga dee
après wala ñu naan ñi dañ leen dagg seen temps wi dañ leen amputé surtout ci ñooñu la gën a bon nag. Donc ce qui veut dire que dañu seetlu ne ñi nga xam ne ñooy am feebar bi 5% yi dañuy bokk si ñooñu dañuy nekk mag dañuy au moins la wax de 5% dañuy nekk mag ba pare dañuy am comorbidité beneen jàngoro boobu donc ñooñu dama wax ne comme ay mag la yoo xam ne su toogoon ñu mbedd mi ci keñaar gi su leen fëkki fekkee saret su leen fëlee mën na leen rey te dañu xool ne moitié bi mooy 2,5% de la population malade dañuy seet de gis nga ñooñu alors dañuy deete duñ dem sax hôpital mooy ñi ma wax loolu donc cela veut dire que sénégalais yi war nañu aar seen mag yi te gis nga population bi lu muy gën di yokk ñuy feebar pourcentage bi xam nga moom au moins dana mat 5% donc nit ñi nga xam ne ñooy am risque pour dee dafay gën a yokk donc moo tax ñi ma dégg ñu naan nañ bàyyi nit ñi ñuy feebar une population boo xam ne nit ñi wéruñu nga bàyyi leen ñu feebar boo xam ne même su la reyut su la fëlee yow feebar ba nga yor daf lay rey ku ci bàyyi mag ngi Sénégal yi ñu ne nañu bàyyi politique boobu ma dégg ñu koy wax ñu ne nañu jël nit ñi ñu bàyyi leen ñu feebar da ngeen di compter ay niw ba sonn donc loolu moom musiba la pour Sénégal parce que feebar bi ci point boobu may terminer feebar bi gis nga gaynde ak bukki suñ nekkee ci àll bi di rëbb rab yi dañuy seet gétt gi rab yi nga xam ne ñoo ci gën a faible surtout ñi nga xam ne ñu mag ñi la ñi nga xam ne seen yaram neexul dañu ak yooyu ñoom la ñuy song de duñu song ñu foor ñi de moo tax da ngay dégg ñu naan la non feebar bi garaawul parce que feebar bi ñi nga xam ne dañoo am kàttan ak xale yi du leen laal mais du laal xale yi mais gis nga xale bi daf koy transporter yóbbu ko këram su demee wàll maamam wàll papaam mais rey leen gis nga italien vendredi bi passé étude bi ñu def dañu gis ne ñi feebar Italie mooy vendredi aju yi passé de kii moom dama doon suivre kii bi déclaration bi nga xam ne comme bi ñu def Sénégal rek bi nga xam ne protection civile moo koy def léegi ñoom dañoo def tous les jours mais léegi dañuy def vendredi la ñuy def déclaration ak lundi depuis semaine ba passé yi si des dañuy génne bulletin mais dañuy def ñaari déclaration bi ñu defee déclaration bi kii bi docteur bi nga xamee ne bi nga xamee ne ñëw na dafa wone ne 84% wu ñi feebar ajjuma ba passé ci gannaaw 84% yi ils sont asymptomatiques amuñu benn symptôme les symptômes boolaa boog ay symptômes légers lañ am mais 16% yi ñoo feebar te Italie te 16% ñoo feebar de te Italie seet nañ ne Italie ak France ak Espagne pour me résumer ko 13 à 15% wu ñu am feebar bi yëpp dee nañu donc le combat se trouve ci naka la Sénégal def ba 15% yi nga xam ne wala 20% yi nga xam ne sont à risque parce que le pourcentage dépend de la santé des nit ñi su fekkee ne sa réew nit ñi wér nañ mën nañ dem ba 20% yoo xam ne alors ñoom mën nañu kii ñoom ñooy kii bi suñu wérut mën nañ dem ba 20% yoo xam ne ñooy nekk nitu risque yi te seet nañ leen yooyu xam nga 5% yi dañuy dee minimum parce que moyenne mondiale ñuy dee fi mu toll nii tey 6,8 la soo demee réew yooyu ma lay wax noonu Italie ak yooyu 13 à 15% ñoo dee donc combat bi Sénégal di war a def ak bi réew yi def mooy 15 à 20% yi nga xam ne à risque lañ naka la ñuy def ba ñu sauver leen kon nit ñi nañu bàyyi naan feebar bi nit ñi dañ ko bàyyi mu circuler wala que feebar bi du rey mag du rey xale loolu du rey ko am kàttan su la reyut rey sa mbokk te loolu lañ tuddee sélection naturelle parce que man bi ma doon bind en 1984 bi may déposé sama mémoire bi dama si bindoon sélection naturelle que ñun Afrique nous sommes victimes de cette sélection naturelle parce que da ngay dem ba feebar bi mooy ñëw rey ñoog ak catastrophe yi ak yooyu donc suñu bàyyee nit ñi ñuy feebar day am sélection naturelle suñu génnee ci vie mag ñëpp dañ leen di ñàkk ñi nga xam ne dañoo feebar yëpp dañ leen di ñàkk kon nag Sénégal war nañ xam ne feebar bi baaxul war nañu déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy wax naka la ñuy aaree ci feebar bi te gis nga fi ma bëgg a ñëw ci loolu c'est important gis nga feebar bi ñetti point lay duggee ci nit muqueuse buccale sa tuñ yi lèvres yi
mu jël mu dugg ci biir wala muqueuse nasale mu jaar ki sa bakkan yi dugg su duggee nag ci kaw lay dem voie respiratoire yi daal di dem jëm ci poumon yi wala muqueuse conjonctive mooy bët yi muqueuse mais ci bët yi mu jaar ci mu dugg mu toujours kii lay jaar xam nga déggoon naa ne ngay naan ndox mu tàng yooyu ak yooyu ne loolu soo ko déggee c'est pas parce que daf koy faj de mais dafay jël drainer virus bi nga xam ne dafa tag ki sa boli mu daane ko ci sa biir parce que su virus bi duggee ci sa biir dootul la mën a gaañ mais su duggee ci yéegee dugg ci poumon yi mën ci la lay gaañ gis nga moo tax affaire détresse respiratoire yi analyse yi observation yi njëkkoon def dañu gisoon ne microbe bi su duggee fii ci sa voie nasale bi wàcc su ñëwee ci poumon yi yoonu poumon yi artère kii poumon yi fi nga xam ne mooy poumon yi artères yooyu day dem ci alvéoles yi mooy ca fa poumon yi yem fa nga xam ne fa lay amee échange gazeux bi fa la ñuy échanger oxygène bi dañ ko doon fat ñun dañ yaakaaroon ne loolu mu koy fat noonu ba nga xam ne circulation oxygène bi du circuler loolu moo taxoon nit ñi di daanu di dee donc ce que je veux dire simplement mooy gis nga ñetti voies yooyu muy jaar noonu ñu bëri dañ yaakaar ne raxasu soo raxasoo rek mën ngaa ñëw dend ak nit ke yooyu raxasu bi kooku mooy wàllante indirect bi parce que su fekkee ne tëflit yi ngay def wala tisli bi wala sereti bi wala gouttelette yi génnee ci sa bët mooy sa bët di bas wala muy génnee sa gémmiñ loolu su rotee ci benn bant wala mu rot ci benn bunt su dul ñëwee laal ko laal gémmiñam wala keneen ñëw laal ko mën na koo wàll moo tax ñuy bañ nit ñi di laal seen gémmiñ moo tax aussi masque yi nit ñi di sol nii masque yi nit ñi di sol baax na waaye mën na indi jéeya parce que France dañu gis ne ki nga xam ne mooy Jean-Paul Hamon moom moo nekkoon président wu médecin de France yi il y a un mois bi nga xamee ne un mois et plus bi nga xamee ne président bi mu ngi def discours comme ni président Macky Sall def rek mu wax a pare rek ñu woo ko ne ko dañoo bëgg nga joxe sa xalaat parce que président wax ne ci coronavirus ba pare mu ne man kat damaa feebar ñu ne ko journaliste bi ne ko yow noo dafa feebar xanaa yow solo masque mu ne non solo naa masque mais masque chirurgical laa soloon masque chirurgical moo leen doon jox malade yeeg di ko jox médecin yi masque yooyu ce sont des masques altruistes day tax yow position yu ngay génne daf koy téye yow doo wàll keneen mais yow man soo ko solee mën nañ laa wàll donc docteur bi comme masque yooyu la doon sol ndax gars yi dañoo sobantaloon masque yi moo tax malade yi mu nekkaloon en contact mu wàll leen moo tax plus ñu bëri médecin de famille yi ak médecins yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci urgentiste yi wala ñoo xam ne ñoom ñooy recevoir nit ñi suñ ñëwee hôpital ñu bëri dañoo feebar. En Italie bi ma ko mujjee xool keroog il était 163 médecins yoo xam ne dee nañ France ils étaient à 33 xaw ma non 23 médecins yoo xam ne dee nañ donc les bons masques mooy les masques protecteurs FFP2 ak masques yi FFP3 ku ci bëgg a mucc masque yooyu ngay sol mais les masques à grand public dañ koo def nii rek pour defal nit ñi parce que Trump dafa waxoon ca départ ba nañ sol jël sagar fulaa takk ko moo gën bañ a sol li nga xam ne moom mooy masque donc masque yi li ci gën mooy nga sol masque bu baax fi may terminer mooy ci gants yi itam su fekkee ne da ngaa sol gant microbe bi day déposé wu ci gant bi donc soo laalee sa loxo wala nga laal feneen moo tax wóorut moo tax mieux vaut yow nga bañ a sol gant ngeen di raxasu hydroalcoolique bi wala nga pendant 30 secondes wala ngay raxasoo saabu bi soo ko raxasoo wala ak omo yooyu il faut 2 minutes ngeen pour mën a rey affaire bi donc il faut que Sénégalais yi ñu xool li nga xam ne moom la ñu mën a def ba aar seen bopp mooy déglu li ministère de la santé di wax déglu li médecins yi wax mais ku ci yóbbu sa xam-xamu bopp da nga am loraange. ñu dem ba léegi am 1000 cas ne léegi dañu ubbiwaat école yi ne pour xale yi delluwaat le 2 même bu fekkee ne classe d'examen yi kese ñooy dellu est-ce que loolu c'est pas risqué parce que France gis nañ ko ne 70 élèves am nañ ko fa ci diiru une semaine. xam nga entre nous loolu c'est pas cohérent parce que confinement bi dafa répondre ak évolution au moins 2 indicateurs premier indicateur bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy feebar taux bi soo jëlee nit comme tey ni ñu jëlee ni am nañ 8,nangam% bi ñu yóbboo ñi feebar wala avant-hier bi ñu am nañ 9,7% mais day fekk booba ñuy def dépistage généralisé zone yu mag yi
xam nga su fekkoon da ngaa seetoon zone yi gën a bëri nit ñi gën a bëri feebar bi nga dépister leen sooy dem ba nga xam ne sooy dépister dootoo gis nit ñu bëri da ngay xam ne feebar wàññeeku na donc loolu c'est un indicateur mais su fekkee da ngay xaar rek ba benn nit ne pël nga topp kooka mais tey su fekkee ne gars yi génnuñu léegi ñun ñu doon rëbbi ci àll bi dañuy xëy de duñ gis dara te fekk rab yaa ngi ci àll bi mais suñ demoon fekk leen fa rab ya nekk dañ leen di jàpp donc léeg-léeg nga gis ñu xëy tey ñu ne am nañ moins de 1000 cas am moins de 1000 nit ñu testé parce que ñoom dañuy def test suivre la contact la suñ bërilewul 800 la ñuy contacter donc il faut nit ñi def attention indicateur boobu suñu fekkoon dañuy dépister ñu bari ñu dem ba gis ne ñi ñuy seet suñ leen seetee dañuy fekk du ñu am jàngoro bi du bari le nombre de cas par jour dafay diminuer mooy premier indicateur bi deuxième indicateur bi mooy li médecin yi wax le R0 R0 c'est la capacité d'un malade à transmettre la maladie à un certain nombre de personnes mooy soo déggee R0 moom la tubaab yi di yore dañuy seet nit ki su la dalee ñaata nga mën a wàll xam nga fii dañ ne dégg nga médecin bi mu ne am na ko mu daloon xaw ma Touba wàll na ko ñaar fukki nit ak juróom am na ko mu dal Louga wàll na ko ñaar fukki nit ak juróom benn am na ko mu dal fenn sax dégg naa ëpp na loolu Sédhiou 26 personnes donc mën nañ jàpp ne ci li ñuy dégg R0 bi c'est 26 ñoom suñu seetee nit ku ko am ni kooku war na wàll ñaar fukki xam nga France ñaata la R0 bi France vendredi bi passé vendredi tey la jeudi vendredi passé non la veille le 10 c'était le samedi le 9 parce que le 10 le 11 moo nekkoon le lundi donc le 8 vendredi boobu passé France kii xam nga organisation mondiale de la santé dafa am nu mu génnee nu ñuy calculer le taux R0 bi ñu calculer taux R0 bu France 0,66 la ñu ne France jour boobu de vendredi boobu nga xam 3 jours avant ñu ne koo xam ne am nga jàngoro bi seet nañ ne genn wàllu nit nga ko mën a wàll donc il faut au moins 2 personnes pour ñu wàllu keneen te ba feer bi eggee ci fa muy gënoon tàng R0 boobu 2,9 la woon donc loolu moo tax conseil scientifique bi nga xam ne mooy xelal France mooy xelal président bi loolu la gis daal di ne. ak li ngay wax ni yëpp ànd na tey jii ñu ubbiwaat école yi jël ñi nga xam ne ay ndaw lañu ñoom ñoo gën a exposé ñu ne nañ dem jàngi jiwaat. àndul parce que su fekkee dañoo gis France ñi nga xam ne dañ doon dee muy wàññeeku xam nga demoon na ba 800 France Espagne ak Italie wàññeeku ba dem moins de 100 xam nga loolu itam moom mooy ci indicateur bu njëkk bi la rek ñu gis ne ñi muy wàll par jour aussi mu ne wàññeeku nañ ñu gis ne capacité bi. wàññeeku na donc nombre de décès bi nombre ñu koy am par jour ak capacité pour wàllaate bi ci lañ waroon a basé donc comme loolu nag ñoom basé wuñ ci loolu parce que dañ nekk sous pression ndax population yi ñoo ne lii la ñu bëgg. mais sous pression bi école bi bokk ci peut-être jumaa yi la woon. gis nga xam nga liy xew ci jumaa yi mooy xew ëllëg ci école yi xam nga Sénégal yi dañ lay obligé dara defal dara jox ñu dara waaye suñu demee ba xam ne lii seen jéey yi ci la nekk dañuy arrière xam nga ñu bëri arrière nañ ci affaire jumaa yeeg ci affaire jàkka yeeg yooyu. tey nañ leen président bi ne dem leen mais kenn demul gis nga fële kenn du dem France li ngay wax France dafa am ay cluster ça on a trouvé dans plusieurs dëkk yu ndaw ay ñoo xam ne dañu am feebar bi c'est-à-dire dañu am feebar wàllante ko seen biir loolu sax amoon naa ci problème ak gars yi doon wax fii di wax fii ay affaire lan mooy cas communautaire en France ñoom cas local boobu li ñu ko tuddee suñ ñëwoon fekk kenn nit am ko fii ñamu bokkal ñëpp la ñuy jàpp ne cas communautaire la mais Sénégal suñu yow la ñuy seppi ne yaay kaa ko ñu ne yaay kaa contact su ko defee ñu kaan la ñoo donc France la fa xew tey ñu bëri téye nañ seen doom yi ne duñ jàngi ñu bëri nee nañ ñoom seen doom yi duñ jàng mais France lañ bokk la ñun xam nga France problème bi nit ñi am mooy yow da ngay nekk sa kër yaak sa doom bu ndaw ak sa jëkkër ngeen war a liggéey ngeen war a lekk su fekkee ne yow xale bi jàngawul yow doo mën a génn doo mën dem fen parce que dañoo tëj crèche yeeg fi ñu doon denc xale yi yow da ngay nekk jigéen bu ndaw nga xam ne nekk doog sa jëkkër yaak sa doomay nekk soo buggee doo mën a génn ci jàngoro yóbbaale sa doom xam nga doo mën a génn ci jàngoro yóbbaale sa doom xam nga doo mën a bàyyi sa doom ci kër gi parce que amoo loo ko fayee loolu moo tax gars yi yàkkam di école bu ubbi pour ñooñu mën a libéré wu
bàyyi seen doom yi ñu dem ñu téyel leen ko mais xam nañu ne jàngoro bi c'est un danger comme Sénégal amuñu contrainte yooyu kenn ku nekk am nga sa doomu bàggeen bu nekk ci kër gi wala sa rakka ngi ci wala sa yaaya ngi fi wala sa maama ngi fi mën na la téyel xale yi su la neexee nga dem foo bëgg a dem nañu téye xale yi ci kër yi ba xool jàngoro bi nu muy évoluer su fekkee ne le 2 affaire bi gars yi fekkee def nañ test généralisé affaire bi amul ñu amul waaye billaay su fekkee ne bàyyi nañu nit ñi ñu dem comme ni ministre bi def rek mooy solution ministre de l'intérieur d'ailleurs man maa ngi koy féliciter parce que su fekkoon ne jox na gars yi demande yi ñu def yëpp ba gaa ñi wàññeekuwaat daw dem ci région yi delluwaat Touba ñi delluwaat Kaolack ñi delluwaat fu nekk liggéey bi ñu liggéey yëpp day yàqu ndax ñëpp dañuy amaat feebar bi donc am naa yaakaar ne ñu bëri du ñu jàngi parce que Sénégal nit ñi am nañ ku leen teel seen doom yi mais xam nga day fi ñu leen tasee mooy suñ ne école yi nga xam ne ñoo nekk en classe d'examen troisième yi terminale yi ak CM2 yi ñoom ñooy xam nga ko jàngiwul da nga yaakaar ne sa borom da lay raw da nga yaakaar ne doo admis donc contrainte la mais contrainte boobu tam même su élèves yi jàngee mën na indi jéeya ëllëg parce que il faut ñu wàllante ko mënuñu respecter distance yi xam nga russe d'abord masques yi ne sont pas sûrs les seuls masques qui sont sûrs ce sont les masques FFP2 et les masques FFP3 mooy protecteurs yi masque bi 2500 lay jar wala 2400 masque boobu il faut nga sol ko 3 heures lay durer ban élève moo fi am ak ban professeur ak ban enseignant moo mën a jënd masque yi pendant 3 jours donc xam nga ne masque boobu xam nga ne masque bi wóorul ensuite distanciation bi distance bi ñu war a mayante russe yi dañ ne 2 mètres russe nee nañ 2 mètres parce que su fekkee ne yaa ngi wax dañu ne microbe bi dafay am benn espèce su tourbillon bu muy def tourbillon bi nag lu mu lay gën a sori tourbillon bi di gën a wàññeeku moo tax ñu ne tourbillon boobu mën na dem ba 2 mètres ñoom ñu ne kon distanciation bi nit ñi 2 mètres lañ war a toogante France ne 1 mètre 50 mais école yi man suivre naa leen même tey suba ñu bëri dañ ne au moins bàyyi nañ 1 mètre 50 à 2 mètres parce que américains ñoom dañu wax ne 2 mètres la tourbillon bi te loolu mënuñu ko respecter fii ci biir réew mi kon su dee loolu la classe yu fees yi nga xam ne am na ay 80 élèves ay 100 élèves kon da ngay mujj classe bu dee nga xaaj ko ñeenti xaaj te loolu Sénégal amuñu dispositif technique c'est-à-dire matériel boo xam ne mën na ko donc jàng bi ki sama gis-gis wóorul xam nga li ñu waroon def rek jàpp ci yàlla confiner gars yi par étape pendant au moins 40 jours ñu seet ñi feebar ñu faj leen mais suñu ko deful mesure yu ñuy jël nii mën na indi problème président nag am na yéene parce que yéene président mooy xam na ne jàngoro bi ñoom dafa laaj résilience capacité de bu nit ki am pour mën a xeex ak jàngoro bi moo tax président de la république mu ne man de suñuy faj jàngoro bi damay def appui à l'économie nationale damay def appui aux entreprises damay def appui aux travailleurs damay def appui aux ménages mooy li ñuy génne nii war ko joxe damay def aussi appui aux individus xam nga c'est noble te génne na xaalis aussi mu def ko waaye nag nit ñi itam su fekkee ne président defal na li mu leen war a defal day war a def li nga xam ne moom la jàngoro bi laaj mooy ñu nangu suñu leen di confiner ñu confiner leen suñu leen dépister ñu dépister leen suñu leen di seet ñu seet leen te respecté lépp da ngi sax ku ñu yóbbu ne lañ lay faj nga daw dañuy daw wala ñu ne lañ lay testé nga daw te loolu ku la ne yow sangul sa taara tax ku bañ nga feebar kay moo bëgg nga dund. fi mu ne nag waxtu bi dab nañu mën nañ ne émission bi xanaa jeex na mais benn question rek boo xam ne moom la ñuy tëjee laataa ñuy dem mooy say ambition ci politique lan la Farba. mes ambitions sont extrêmement claires danaa toppal ak ñi ma àndal président Macky Sall ba fu mu yem su boobaa ñun nag danañ taxaw li suñu borom yëpp soxla di ko laaj ñu laaj ko loolu mooy sama ambition politique man ak ñi ma àndal ci mbooloo askan wi mais dañuy ànd ak président bi loyalement ba fu mu yem su boobaa nag ñun tam ñu am droit comme ne la defoon daal di taxaw ne ñun tam lii dañoo bëgg li mbëtt bëgg la bar bëgg. mooy réew mi. mais réew mi oui pourquoi pas est-ce que gars yi capacité yi gars yi amuñu ko de toute façon dama koy wax rek mën nañu sédd ci gaalu xaj mën nañu yaakaar ci ñun
lu nekk waaye képp koo xam ne da ngaa dute ci sunu capacité rek da nga ñëw nga jàkkaarloo ak ñun te dans n'importe quel domaine nag waaw te itam réew mi itam am nañu confiance ci ñun soo gisee gars yi bëgg a yàq suñu der parce que xam nañ ni ñun amul dara lu luub bañ juddoo ba léegi lu ñu mës a dugg duñ ci dugg dañuy xeex nag politiquement parce que kooku sunu engagement la parce que laa nee na Farba yow da ngay déranger ndax yow Farba nee na ma sax yaay man maay yow parce que tey jii ku incarné Ablaye Wade ci Sénégal ku ma mooy bëriwu fi. jot nga déggante ak Ablaye Wade ci loolu. jot ma ko sax mais Ablaye soo ko yeewoon xaaju guddi nga ne ko Ablaye Wade est-ce que Farba lii moo ko def Ablaye Wade dana la ne Farba defu ko président Macky Sall tam xam na bu baax soo ko yeewoon xaaju guddi nga ne ko Farba lii moo ko def dina ko def d'ailleurs Babacar Gaye bi mu ko déggee dafa wax ne lii de Farba ça ne lui ressemble pas te waa PDS yëpp moom la ñu wax Sénégal gépp moom la ñu wax mais nag réew nag soo ko nekkee même ci kër même ci dëkk même ci école même fa ngeen di liggéey doo fa ñàkk noonu moom du bugg a dégg mukk lu baax ci yow du la yéene mukk lu baax mais nag nañu xam ne rek yàlla moom jeexul te ba ñu yàlla yi bind tàgguwul kenn lam ñuy jox itam du tàggu kenn na kenn ku nekk góorgóorlu rek Cheikh Ahmadou Bamba yàlla sax moo njëkk a wax ne certes la vérité apparaît, le mensonge disparaît car le mensonge est appelé à disparaître ci alxuraan bés bu dëgg feeñee su keroogee fen dana taxu ndax fen ki taxu lay dëgg fi may terminer Cheikh Ahmadou Bamba dafa ne yéen ñi nga xam ne da ngay nekk ci dëgg ngeen di wër dëgg na ngeen muñ te ngeen topp ci yoonu njub ndax yàgg-yàgg dëgg day feeñ te su dëgg feeñee da ngeen am ndam ñun kon ci loolu lañ nekk incha allah dëgg dana feeñ te su dëgg feeñee dañ am ndam. merci beaucoup monsieur le ministre gis ngeen nag lii moo fi nekkoon tey li nga xam ne moom mooy seen émission grand interview ñu daal di koy jàkkaarloo ak ki nga xam ne rek moom mooy monsieur le ministre Farba Senghor di waxtaan bu yaatu jëmale ko ci actualité ak li nga xam ne rek moom moo fi amoon mu jëm ci wàllu phobie ak yooyu ñu ne ci ak waxtaan bu yaatu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a toogoon di suivre seen émission grand interview di leen jox di daje ak beneen émission incha allah ci fan yi di ñëw rek.